أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بوكي السلام عليكم ورحمة الله. C'est un thème qui invite à réfléchir sur le rapport entre le jugement basé sur la charia islamique et les jugements établis sur la base de ce qu'on appelle le droit moderne ou le droit positif, c'est-à-dire l'ensemble des codes que nous avons, notamment le code pénal et le code de procédure pénale. Quel que soit le plan sur lequel vous vous placez, yéen a xam jugement islamique ou jugement laïque, na ngeen xam ni baada onze billahi mina shaytaani rajim alaysa llaahu bi ahkamil haakimiin. Dieu n'est-il pas le plus sage des juges? Aaya bi dafa ñëw sous forme d'interrogation, mais en fait, en réalité, dans le fond, c'est pas une interrogation. Yàlla du leen laaj, yàlla duñu laaj ndax moom mooy juge bi gën a màgg, bi gën a xereñ wala déet. Au contraire, c'est une forme d'affirmation. Mun nañu am yaakaar ni le débat sera très 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 riche. Donc comme ni ma ko waxee, le prétexte du débat c'est le livre du juge Téliko. dama koy jox parole le premier pour que mu introduire débat bi et ensuite Inch'Allah viendront les enrichissements de notre collègue Ndari. kon asalaamaaleykum wa rahmatullah. Imam wax nga ko sànq ci introduction bi, titre thème bi xaw na am tuuti évolution tuuti par rapport bi nga ko waxee, parce que gannaaw bi ma monsieur Mboub envoyé thème bi dama ko jox ay observation mu xaw ko reformuler tuuti. Formulation définitive bi mooy la dimension spirituelle dans l'acte de juger et réflexion sur le jugement islamique par rapport au jugement laïque. man nag damay insister surtout sur
le premier aspect du thème, c'est la dimension spirituelle dans l'acte de juger. Ma bàyyi imam Ndari suñu imam bi moom mu développé beneen aspect pour mu bañ a am benn répétition. waaw bu ñu nee dimension spirituelle dans l'acte de juger nag dañuy commencer comme ñun dañoo jàngal balaa ngay dugg ci sujet bi da ngay définir les termes ñu wax lan la ñuy dégg ci acte de juger d'abord ak ci dimension spirituelle. fii su ñuy wax acte de juger duggaguñu ci système islamique wala non islamique. Acte de juger en tant que processus lay wax parce que àtte moom ak foo mënta nekk ci monde bi dafa am ay constantes muy nga nekk système islamique maa nga nekk système non islamique nga nekk Sénégal nga nekk États-Unis dafa am ay constantes yoo xam ni foo dem fekk ko constante boobu bokk na ci cheminement intellectuel bu juge bi di jaar pour mën a joxe verdict. cheminement intellectuel boobu moom mooy procès mu nekk civil moom mu nekk pénal moom lu mënta doon juge bi premièrement war na fexe ba xam dëgg bi lan moo xew l'accès à la vérité xam lan moo xew d'abord. Ensuite bu demee ba xam lan moo xew maanaam la connaissance des faits mun ko nag àtte ci dëgg ci maandu ci neutralité. Donc il y a une exigence de vérité et une exigence de neutralité ñaar yooyu foo dem ci àtte danga ko fay fekk. beneen constante bi mooy boo jëlee ci wàllu processus pénal procès pénal dafa am ay constante tam yoo xam ni nit ki su fekkee dañ koo topp dañ koo tuumaal faw ñu déglu ko te ki ko topp walla ki ko tuumaal faw mu andi firnde ni kii li ñu ko tuumaal moo ko def te buñ ko dégloo tamit juge bi day sukkandiku ci loolu preuve yooyu yëpp firnde yëpp pour mën a joxe àtte donc yooyu ay constante la ndax dugguñu si bu ñu demee kan moo war a déglu ko warul déglu ban façon àtte lañ koy ban façon daan lañ koy daan loolu moom mun na wute selon les pays mais li ma wax nii c'est des constantes man constante boobu nag bu waxee acte de juger ci constante boobu la ñuy jëmagum pour réflexion bi mën a embrasser tous les systèmes. bu ñu nee léegi dimension spirituelle acte de juger àtte moom ñëpp xam nañ ne am na dimension sociale parce que booy àtte diggante ñaari nit am na noo koy àtte di nga dem ba defar diggante bi ñaar ñu xuloo am na nooy àtte bu finalement dañuy jóge ci tribunal bi ñu juboo am na nooy defee tamit boo deful ndànk fa la ñuy jóge xuloo ba faw donc am na dimension sociale. àtte am na dimension symbolique dafa am suñu benn doyen bu tudd Ousmane Camara xëy na ñu bari ci yéen xam ngeen ko doyen Ousmane Camara dafa ma doon nettali mu ne ci procès Mamadou Dia dafa toogoon bu muy dem bay waaj a yéeg au parquet président juridiction bi ne ko jeune homme fais attention la robe que tu portes ne t'appartient pas. Et donc ne la salis pas li mu ko bëggoon wax foofu mooy robo li mu nar a def du moom rek la engagé dafa engagé toute l'institution judiciaire donc acte de juger au-delà des parties day am benn répercussion ci nit ñi nu ñuy gisee juridiction yëpp donc am na dimension symbolique acte tamit am na dimension économique parce que ñoo xam nañ ne tey les investisseurs bu ñu ñëw ci dëkk bokk na ci paramètres yu ñuy xool ndax àtte yi day jaar yoon ndax day gaaw ndax boo demee ba am sa contrat bu fekkee sa waa ji ki nga ko sëkkal exécuté ko ndax boo demee tribunal dina la jox dëgg ci délai bu gaaw loolu bokk na donc am na benn dimension économique. Maintenant est-ce que am na dimension spirituelle donc bu ñu wax dimension spirituelle fii bu ñu wax dimension spirituelle mooy déjà sensu dund doomu aadama li tax nit ki ñëw fii ci suuf nan la gisee àddinaam ak nan lay def ba dundinam méngoo ak gis-gis boobu
te ñun en tant que croyant bu ñu waxee spiritualité rek foog ñu delloo ko ci yàlla delloo ko ci aqida delloo ko ci diine donc naka la ñu mën a méngalee acte de juger boobu àtte ak fu mu doon ak diine yan rapport la am suñu réflexion bi nag mu commencé woon ko ci livre bi gis naa ci ñaari forme de rapport mu ngi doon nag ñaari partie exposé benn forme de rapport bi ma gis dimension spirituelle bi mooy àtte am na noo koy gisee day lay delloo ci yàlla àtte bu mu mënta doon nag waxuma àtte islamique parce que àtte islamique sax mën nañ ne foofu da ngay appliquer Coran bi wala charia bi loolu moom faw donc nga delloo ci yàlla mais àtte li ma ko expliquer nii en tant que processus am na noo koy xoolee da lay delloo ci yàlla ci naka la lay delloo ci yàlla benn bi mooy da lay delloo ci yàlla parce que daf lay fàttali que yow ki ngay àtte nii wala ki ñuy àtte nii li ñu koy def loolu bés dina ñëw yow ñu def la ko xam nga dañuy wax ni ci mbindeef yépp nit rek moom moo am conscience que dina génn àddina dina dee les animaux ñu ngi dund mais amuñu conscience boobu mais ñun jullit yi te même suñu mbokk chrétiens yi non seulement xam nañ ne dañuy dee mais xam nañ ne bés dina ñëw ñu àtte ñu donc loolu dafa bokk ci suñu condition humaine dañuy judd dañuy màgg dañuy dund dañuy génn àddina bés dina ñëw ñu àtte ñu loolu dafa bokk suñu croyance donc àtte bi misaal la boo xoolee àtte surtout procès criminel ni ñu ko organiser misaal la ci ñun loolu ñuy xaar foofu yomal xiyam te loolu boo xoolee nga liir yenn passage alxuraan méngale ko ak li ñuy dund fii ci procès criminel da ngay gis ñu passage yu bari dafa lay delloo ci li ñu nar a xew ëllëg te ñun boobu foofu ñun war fa nekk des personnes à juger. su ma koy wax souvent damay jël précaution parce que damay bañ ñu ne ñaar yi ñoo bokk ñaar yi mënul bokk atte yàlla atte nit moom mënta bokk et différence fondamentale mooy fii ñun dañuy atte ay jëf nit ki signé na benn contrat exécuté wu ko dañuy atte jëf jooju walla def na lu ñuy wax ni jàpp nañ ne lii dafa sàcc jël na alalu jàmbur dañuy àtte jëf ji te bu ñu àttee jëf ji dañ naan li mu def baaxul walla baax na walla li mu def délit la ñu daan ko parce que li mu def délit la mais duñ ko qualifier moom en tant que personne dañ naan rek kii il a commis un délit walla kii il a commis une faute walla kii il est responsable de l'inexécution du contrat mais duñ ko ne yow baax nga wala baaxoo tandis que suñu borom moom bu ñuy àttewuñu rek pour benn jëf dafa ñuy jël suñu jëf yëpp lay jël àtte ko bu paree àtte nag ñun suñu bopp lay qualifier ndax baax nga innal abraar la fi naim wa innal fujjaar la fi jahim donc yàlla suñu borom rek moom moo am sañ-sañ ni kii ku baax la wala kii ku bon la ñun àttekat ñun amuñu sañ-sañ boobu li ñu mën a am sañ-sañ mooy ne li nga def nii méngoo na ak loi bi wala méngoo ak loi bi fa la ñuy yem donc loolu dama koy clarifier pour xam ne bokkul mais xam nga lu ñuy wax analogie mooy nga jël ñaari mbir yoo xam ni bokkul benn bi doon misaalu morom te loolu la ñuy appliquer fii ca diggante suñu attekaay yi fii procès criminel surtout ak atte yowmal xiyaam te loolu boo xoolee même ci alxuraan ñu am na lu bari fu mu ñëw boo xoolee ci suratul kahf su ma juumul suñu borom muy wax ni a'uuzu billahi mina shaytaani rajim wadrib lahum masala alxayaati dunia kamaa'in anzalnaahu min as-samaai faxtalata bihi nabaatu al-ardi fa asbaha hashiiman tazuruhu riyaahu wa kaana allahu ala kulli shay'in muqtadira nee na mu ngi méngale nit dundu doomu aadama ak végétation bi nga xam ne dafay juddu au contact de l'eau muy màgg di am ba commencé am
ba commencé naat jékki-jékki wow ngelaw ñëw ëf ko mu dem nee na boo doon méngale boo doon expliquer nit la vie sur cette terre dafa mel ni végétation boobu ñëpp xam nañ ne végétation ak dundu doomu aadama bokkul mais yàlla mu ngi ñuy misaaloo dundu doomu aadama jaarale ko ci végétation maanaam lépp lu ñu fi am lu mu fii ci àddina moo xam taar la moo xam doole la moo xam alal la day juddu màgg bés benn ñëw mu dem donc loolu la kon nag suñu nee tey misaalu procès fii ci àddina misaal la ci yowmal xiyaam noonu la ñu koy jàppee du question dañoo nuroo mais benn bi dafa nekk misaalu morom naka la nekkee misaalu yowmal xiyaam bu ñu xoolee depuis le début procès criminel nga jël étape fu nit ñi nekkee ci prison ñu téye leen denc leen fa lu yàgg lool parfois droit de l'homme yi da ngeen dégg ñuy artu souvent di wax naan détention longue détention loolu defe naa ñëpp dégg nañ ko ngeen nekk ci prison bi xat nit ñi yàgg fa lool ñu soog leen àtte loolu lu mu lay jox dafa lay delloo ci yowmal xiyaam ak xadis yu bëri yam sallallahu alayhi wasallam di wax ni nit ñi dafa fi dajaloo ñu bëri fa yàgg lool tàngoor gi jàppaleen ba yenn ñaq bi dem ba egg seen niveau ay poitrine qul inna al awwalina wal axirin la majmuuna ila miqaati yawmin ma'lum boo xoolee tout ce que l'humanité a compté de personnes li yàlla mës a créé yépp plus de 100 milliards d'individus yenn site yenn sawaay ñu ngi wax ni y a eu plus de 100 milliards d'individus qui ont été créés boobu léegi qui ont vécu ñu war a toog ci benn béréb daje fa ñu war leen àtte donc bu ñu la nee fii promiscuité ak xat-xat ak yàgg dana fa nekk loolu war nga ko gëm boo jëlee lu ñuy wax comparution à l'audience am na suñu disposition yu wane ni yu expliquer comparution naka la nit ki di comparaître à l'audience criminelle day comparaître ñu andi ko mu ànd ak garde bi mu ñëw dugal témoin bi bu ñu paree ñu woo greffier bi ñu ne ko liiral document bi nga xam ne fa la ñu tënk lu ñu ko tuumaal man mën naa ne sax boo gisee ma bind livre bi passage boobu moo ko déclenché parce que bi ma luuree ci suratul Qaaf wa nufixa fi suur zalika yawmul waid wa jaat kullu nafsin maaha saaiqun wa shahid boo xoolee loolu maanaam malaayka bi dafay souffler ci trompe bi loolu mooy indiqué ni procès bi day démarrer nit ku nekk ñëw ànd ak ñaari malaayka kenn ki nekk garde bi kenn ki nekk témoin bi mu nga ñëw tribunal bi ma ñëwee tribunal dama gis ni effectivement jour boobu ñu amoon audience criminelle ma gis ñu dugal accusé bi ànd ak garde bi après ñu woo témoin yi ma ne waaw mais man li ma liir fee ci suratul Qaaf ak lii dafa xaw a nuruti foofu la réflexion bi démarré ba ma continuer processus bi boo xoolee comparaison boobu huissier bi fii dafay ñëw wax ñu dugal accusé bi dugal témoin yi après ñu woo greffier bi ne ko liiral yowmal xiyaam yàlla suñu borom mu ngi ñuy xamal ni li ma wax léegi wa nufixa fi suur zalika yawmul waid donc am na kuy malaayka buy annoncé démarrage procès bi wa jaat kullu nafsin maa saaiqun wa shahid nit ku nekk da ngay ñëw ànd ak benn garde ànd ak benn témoin ba pare am na benn téere boo xam ni sa ku nekk ci yow dañu lay jox benn téere boo xam ni say jëf yépp fa lañu ko tënk mooy lu ñu lay tuumaal ak li nga jot a def iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba loolu dafay nuru téere bi nga xam ne fii la greffier bi moom moo koy jàng ñu tënk ci li ñu tuumal nit ki donc déjà gis nga comparaison bi fii boo xoolee daf lay jox comparaison yow
nga dem ci wàllu comme ni ma waxee woon sànq processus acte du jugé processus bi am na benn aspect boo xam ne interrogatoire la te loolu fépp la am ku ñu fi tuumaal ku nekk dañ lay laaj fii suñu procédure criminelle bu fekkee dañ lay laaj dafa am lu ñuy wax pouvoir discrétionnaire moom la code de procédure pénale maanaam su fekkee nit ki dañ koo laaj président bi laaj di laaj ba gis ni dëgg bi mënagul feeñ soit parce que waa ji dafay weddi walla témoin walla preuve yi ñu fa andi doyagul pouvoir bi code bi jox na ko ay sañ-sañ mu dem uti yeneen forme de preuve moo xam ay nit lay woo walla ay document lay uti feneen walla leneen yowmal xiyaam ku nekk dañ lay laaj mais su fekkee dem nga ba bëgg a weddi suñu borom mu ngi ñuy wax ni tamit ci suuratul yaasin al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibun donc foofu tamit bu fekkee demoon ku dem ba bëgg a weddi sax yàlla mun na kaste sa gémmiñ waxloo say cër say loxo say tànk ñuy wax donc gis nga fii tamit ni mu amee fii possibilité ñu mën a éclater faire rejaillir la vérité donte yow da nga bëgg a bañ wala fële tamit yowmal xiyaam ku naroo weddi sax yàlla am na forme de preuve yu muy am yoo xam ni bu ko indee rek dëgg bi day fay parce que munoo muus ba def loo xam ne sa cër yi ñu ko fekkee comme ku dem bay waxloo cër moom xam nga dëgg foog mu fay loolu tam boo demee ba àtte bi jeex fii li ngay njëkk gis tey su fekkee dañoo àtte ñu ne tey la verdict bi ñaari mbir moo mën a am soit nit ki dañ ko àtte bàyyi ko walla ñu àtte daan ko buñ ko àttee daan ko évidemment du kontaan te di nga gis rek di nga ko gis ci réaction bi di nga ko gis ci xar kanam bi buñ ko àttee bàyyi ko di nga ko gis tamit ci xar kanam bi dangay gis mu reetaan mu féex dem delloo si njabootam. alxuraan tamit lu ñu lay wax fa ammaa man uutiya kitaabahu bi yamiini fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wa yanqalibu ila ahlihi masruura ki nga xam ne dañ koo àtte jox ko mu nar koo jox téeréem ci loxo droite àtte ko àtte bu yomb mu war a dem àjjana day kontaan xar kanamam leer mu dellu si njabootam donc ñaari kii yooyu ñaari réaction yi ñoo fay nekk donc lii mooy wan ni premier donc boo xoolee àtte procès criminel de bout en bout boo ko xoolee dalay delloo ci yow sa condition humaine nekk man kat lii misaal la ci nar a xew ëllëg sauf que dafay am changement d'acteur parce que fii moom da ngay nekk juge fële da ngay nekk jugé wala fii da ngay nekk spectateur di seetaan wala nga nekk sama mbokk bi avocat fële moom ñépp dañuy nekk ay personnes à juger kenn mooy nekk fële mooy suñu borom donc boobu mooy premier wu aspect pour wane ni que acte de juger daf ñuy delloo ci yàlla deuxième forme bi pour wane ni acte bi daf ñuy delloo ci yàlla mooy dafa am imaam wax nga fi léegi alaysa llaahu bi ahkamil haakimiin xam nga loolu ñëpp daanaka mën naa ne amul benn politicien sax boo xamul léegi aaya boobu ñëpp a koy wax mais yenn saa yi aaya yi danga koy jàng di romb mais lu la koy gën a firndeel mooy li ngay dund li benn borom xam di wax y'a le livre et mais y'a le livre du monde li ngay dund chaque jour moom mooy gën a firndeel ni ndekete kat li ma jàng lii xamoon naa ne sax gëm naa ko mais tey laa gën a xam ni lu tax yàlla wax ko te yoolu tam yàlla da ko wax ci alxuraan sa nurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim xatta yatabayyana lahum annahu alxaq dinaa leen génn woon samay signe ci univers bi ak ci seen yéen ak ci yéen seen bopp ba mu wóor leen ni lii dëgg la léegi lu tax suñu borom ne alaysa allahu bi ahkamil hakimin gis naa ni au moins parce que am na yeneen raison mais au moins gis naa am na 3 remarques yi ma gis
yoo xam ni ci lu ñuy dund par rapport ak ñun juge yi day wane ni dëgg 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 yàlla mooy ahkamul hakimin. benn bi mooy suñu borom moom lépp la fekke lépp la fekke ñun dañuy àtte lu ñu fekkewul dañoo xaw a dëgër fit sax moo tax ñu àtte lu ñu fekkewul mais suñu borom moom lépp la fekkee wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan istufiduna fi nee na amul benn situation bi ngeen mën a nekk moo xam da ngeen jàng alquran moo xam da ngeen di nekk ci leneen moo xam da ngeen nekk tey comme conférence lu dul ni man nekk naa foofu fi ngeen moment bi ngeen koy nekk maa ngi fa donc moom il est déjà témoin de toute chose loolu rek doyoon na pour mu mën a nekk ahkamul hakimin parce que fekkee na lépp mu kenn nettaliwu ñun dañuy nettali rek te ki ñuy nettali sax mun na bañ a nekk mun na bañ a wax dëgg. deuxième raison mooy moom moment bi ngeen koy def nit ki ak lu mu mënta def yàlla mu ngi ut ay malaayka yuy enregistré moment bi nga koy def wa inna alaykum la xaafizin kiraman katibin yaalamuuna ma tafalun donc lu ngay def lu nekk mu ngi koy enregistré en temps réel mu ngi koy enregistré li ngay wax lu nekk tamit ñu ngi koy enregistré en temps réel maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid donc li ngay def ñu ngi koy enregistré li ngay wax ñu ngi koy enregistré deux raisons déjà benn bi il est témoin de toutes choses deuxième chose il enregistre tout en temps réel troisième bi mooy yow boo demee ba yowmal xiyaam nag moom dafa am ay forme de témoignage ay ñoo xam ne dañuy témoigner ci li ñuy def non seulement y a le livre boo xam ne ku nekk tënk nañ ci li nga jot a def yépp mais comme ni ma waxee woon sànq yàlla day waxloo cër yi al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibun loxo yi dinañu fekkee dinañ wax lu ñu doon def tànk yi wax lu ñu doon def ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ba ci suuf si sax day nettali lu xewoon ci kaw donc voilà trois raisons yu wane ni yàlla dëgg-dëgg moom mooy ahkamul hakimin te loolu lu koy may mooy observation bi ngay def fii nga def gis contraste bi moom mooy tax ngay gën a am yaqin ci màggaayu ak xereñu suñu borom donc lii mooy première partie exposé bi wane ni que procès bi am na noo bët yoo koy xoolee dafa lay delloo ci suñu borom delloo la suñu borom parce que daf la ñuy fàttali ñun suñu condition humaine dañoo war a juger ëllëg delloo ñu suñu suñu borom aussi parce que daf ñuy gën a leeral màggaayu ak xereñu suñu borom ñu xam ni que moom mooy dëgg ahkamul hakimin beneen fànn bi pour dimension spirituelle bi mooy deuxième partie bi mooy suñu ngëm-ngëm ñun dafay am jeexital ci ni ñuy àtte fi walla bon mën nañu dimbali ba ñu mën a àtte bu mucc ayib xam nga àtte dafa nekk benn activité bu spéciale parce que boo nekkee maçon walla nga nekk footballeur walla nga nekk peintre technique bi moo ëpp solo ajuwul nga gëm yàlla walla pour nga mën football ku gëm yàlla mën na football ku gëm yàlla ku gëmul yàlla boo neexee mën nga boo aayee bu fekkee mën nga sa métier war nga mën a maçon caméraman yii sax laajul ñu gëm yàlla pour ñu mën a def caméraman mais atte moom même bu fekkoon gëmoo yàlla da nga war a jug pour mën a atte parce que atte du simple technique c'est une science mais c'est surtout un acte de conscience science la parce que il faut nga jàng ñun ñëpp dañuy bu ñu génnee ENAM dañuy jaar ENAM ñu jàngal ñu nag ngay dégloo nit ñi nan ngay bindee jugement bi nan ngay defee enquête et cetera mais bu loolu weesoo
li tax yow boo demee bay waaj a àtte nga war a bañ a faral sa mbokk ci kaw keneen ku dul sa mbokk loolu du xam-xam loolu maandute li tax yow bu fekkee nga war a nekk àttekat ñu war la gaaral xaalis ju bari ñu la defal lii nga bañ loolu du question xam-xam loolu maandute lu tax nga war a nekk àttekat mu am pression ñu ne la lii nga ne man du ma ko def loolu maandute la loolu jotewul dara ak xam-xam léegi nag ngëm-ngëm bi daf lay dimbali ci aspect boobu naka la lay dimbali si ñaari fànn benn fànn bi mooy ki nga xam ne dafa gëm ni bés dina ñëw ñu àtte ko ak ki nga xam ne gëmu ko mënuñoo bokk comportement parce que boo gëmee ni bés dina ñëw yow ñu àtte la loolu day am jeexital forcément ci li ngay def parce que yaa ngi bàyyi xel ni bés dina ñëw ma rendre compte ci li may def suñu borom mu wax ci alquran yaa daawud inna ja'alna xalifatan fil ard faxkum bayna annaas bil haqq wala tattabi al hawa fa yudillaka an sabilillah inna allazina yadilluna an sabilillah lahum azabun shadidum bima nasu yawmal xisaab bima nasu yawmal xisaab boobu mooy ñi nga xam ne dañoo topp seeni bànneex c'est parce que dañoo fàtte boobu xisaab jouru xisaab boobu yawmal xisaab boobu la ñu fàtte donc nga dégg ci ni plus ngay bàyyi xel yawmal xisaab boobu plus nga koy bàyyi xel plus ngay mën a am kàttan ak force morale pour mën a bañ a jeng donc fii mën naa ne du ma wax dama dem ba wax nag ku gëmul yàlla doo mën a àtte parce que tamit mais au moins il faut nga am valeur nit ki moom mënoo mën a àtte bu mucc ayib te amoo valeur ne ko une personne de valeur benn waaye nee na nul je crois que c'est Guy Canavé moom mooy le premier président de la cour suprême cour de cassation en France nul n'est bon juge s'il n'est homme de bien kooku xëy na sax moom peut-être bokkul sax ci benn diine mais nitu valeur nitu éthique la nul n'est bon juge s'il n'est homme de bien parce que caméraman moom j'ai rien contre les caméramans mais caméraman moom nga baax ak nga baaxul lii war nga ko mën def ku jub wala mën a def caméraman ku jubul war nga ko mën def mais àtte bu mucc ayib ànd ak maandute loolu ku baax ak ku gëm valeur moo ko mën def te ñun en tant que croyant valeur boobu fu ñu koy sukkandikoo fu ñu koy puiser mais ci suñu aqida suñu gëm-gëm xam ni bés dina ñëw li ngay def fii bés dina ñëw ñu àtte la si yow rek donc première chose boobu deuxième aspect mooy bu fekkee diine du rek jàkkaarloog penku di julli wala def leneen c'est d'abord des valeurs yu la l'islam proposé pour nga adhérer ci valeurs yooyu bokk na ci yow surtout yow da ngay xam ni sa objectif sur terre wala sa objectif ci sa dund dépassé na àddina objectifu nit koo xam ni ku gëm dépassé na àddina àllaaxira la ñun ñëpp tey dañu ñaan yàlla may ñu objectif boobu mooy nga dund gu sell génn àddina yàlla gërëm la dugal la ajal loolu mooy l'objectif principal sinon unique sax yeneen objectif yi ñu mus a am yépp ay objectif intermédiaire la rek bëgg naa am kër bëgg naa am soxna bëgg naa am ñaareel comme waa ji am naa bëgg naa am ñaareel sama waa ji toog fee ainsi de suite c'est des objectifs intermédiaires rek bëgg naa am beneen kër bëgg naa am entreprise bu taxaw loolu yëpp c'est des moyens de vivre mais c'est pas une fin en soi te moyens yooyu lu ñu si yàlla wax mooy nañ ko utiliser pour objectif bi wabtaghi fiimaa aataaka Allahu daaral aaxira wala tansa nasiibaka mina dunya ahsin kamaa ahsana Allahu ilayk donc boo xoolee àtte comme ni ma ko waxee sànq spécificité bi mooy exigence d'impartialité boobu lu koy yàq ñaari mbir moo koy yàq benn bi mooy yow li nga xam ne mu ngi sa biir nga am
ngay jeng ngay faral nga war a faral par exemple sa xarit wala nga war a faral sa ku am alal ci kaw ku dul amul alal. loolu comme ni ma ko waxee sànq sa ngëm-ngëm ak xam bi nga xam ni bés dina ñëw ñu àtte la loolu moo lay may nga bañ a jeng boobu. leneen lu mën a yàq sa impartialité boobu mooy lu jóge ci biti di ñëw ñu la ko imposer ñu la par exemple bu fekkee defoo nii doo am poste bu baax dañ lay xañ poste bu fekkee defoo nii doo am lii ainsi de suite wala bu fekkee defee nii dañ lay dindi sa poste bu baax bi nga am dañ la fay dindi. mais loolu lu la koy mën a dimbali gannaaw les textes qu'on organise lu ci gën a mën a dimbali mooy li ma wax léegi nga xam ni yow benn objectif nga am mooy fawzul azim bi yàlla wax ni ci alquran ni moom loolu moom radiyallahu anhum wa radu anhu zalika al fawzul azim mooy yàlla gërëm la yowet nga kontaan ci yàlla lu mu la gërëme te loolu rek moo la mën a dimbali ci loolu parce que texte mën nañu organiser ay texte di protéger ay magistrats protéger ay juges ne kenn du la def lii mais au fond li tax nit ki gën a mën a jubal dëgg moom mooy nga am yaqin ni yow sa objectif dépassé na poste dépassé na li fi nekk sa objectif mooy boo génnee àddina yàlla gërëm. spiritualité moo la koy may ngëm-ngëm moo la koy may donc ci noonu nga mën a ni ñu mën a waxee ni que ngëm-ngëm ak spiritualité dafay dëgëral juge bi ba pare di ko may mu mën a atte bu mucc ay donc Imam Ndiaye su ma bëggee tënk ci conclusion ñaar yooyu laay wax benn bi mooy atte ak foo ko mënta jëlee nag atte islamique beeg atte non islamique beeg daf ñuy delloo ci suñu borom parce que daf ñuy fàttali ni ñun kat bés dina ñëw ki ñuy atte nii ñu nekk ci place comme place am ñuy war ñu atte nga boo demee tribunal que nga nekk avocat wala nga nekk spectateur wala nga nekk ci public wala nga nekk juge nga gis kenn ñu koy woo di ko laaj xamal ni bés dina ñëw yow it ñu woo la laaj donc loolu dafa war a nekk des moments de méditation waru nekk des moments yoo xam ne da nga ñëw rek reetaan daf di dem xam nga nag le problème mooy problème de gis-gis la rek parce que nit mën na ñëw gis lii dem keneen yow gis leneen parce que comme ni ñuy waxee ni du bët mooy xool waaye xool mooy gis mu ngeen xoolandoo benn bés benn mbir kii gis lale kii gis lale comme ni ko alxuraan waxee fala taamal absaar walakin taamal qulubu lati fi sudur xol mooy gis xol mooy gumba xol mooy gis kon yàlla na yàlla may xol yuy gis ba nga xam ni bu ñu gisee àtte nii du ñu nekk fii la di reetaan wala di leneen mu nekk su ñun benn leçon boo xam ni dañ benn sujet de méditation mu bañ a nekk un sujet de divertissement wala de leneen beneen bi comme ni ma ko waxee léegi ngëm-ngëm dafay dëgëral àtte day tax àtte mucc ayib te man jàpp naa ni loolu waruñu am complexe wax ko parce que impression bi ngay am parfois booy discuter ak nit ñi c'est comme si dañuy rus a wax sax ñoom dañoo gëm fenn wala bu ñu nekkee ci benn lieu public dañuy teg fa mettre en parenthèse seen gëm-gëm non même bu fekkee nekkuñu sax ci pays islamique mais état bi moo laïque mais ñun on n'est pas laïque état moo laïque état dafa am laïcité c'est la neutralité de l'état mais nit ñi seen bopp dañoo am lu ñu gëm te gëm-gëm boobu foofu mu am benn jeexital ci seen comportement parce que loolu la ñuy laaj si ngëm bu fekkee da ngay gëm te yow sa comportement ak comportement ko gëmul bokkul kon sa ngëm bi des na kon loolu daal laa xamoon li may tënk ci wax ji comme ni ma waxee imam ñun nag du ñu ay imam kii mooy imam bi mooy vrai imam bi mooy jël parole tout à l'heure dañoo defoon ay gëstu rek fas yéene ko partager ak public bi te xam naa ñu fi nekk ndax am ñu bëri ñu fi nekk ñoo xam ne war nañu ma bokk participer ci débat bi
ba ku nekk am ci enrichissement. Assalaamu aleykum wa rahmatullah.